ci yooyu la jamono di sàkku ci askan wi ñu daal di dëppoo li nga xam ne moom la waa kër docteur daal di santaane ci la jamono ngir rek ñu daal di moyu jàngoroy coronavirus ginnaaw bi nag ñu doon daloo service des maladies infectieuses et tropicales bu hôpital Fann bu yees wa nga xam ne amaloon nañu ko te docteur professeur Moussa Seydi jiite woon ko kuréel wi nga xam ne moom moo ëmb étudiants yu faculté de médecine ak itam pharmacie d'odontologie nag ñoom ñooy sàkku ñu daal di faj seen ab naataango wi nga xam ne jamono yi feebar tëral na ko feebar woo xamante ni mi ngi nekk ci bopp bi ba yegg ci yur gi li ñu bëgg moom moo di ñu daal di koy yóbbu ca tugal daal di koy faj réewum France lu ko may itam du ñu delluwaat ci amphi yi naka noonu daañu ci dàbbali ab grève boo xamante ni daañu ko amal éducation sexuelle boobaak léegi yéen a ngi dégg ñu koy wax si suñu jotaayu xibaar yi lee li nga xam ne bëgg nañ koo dugal ci njàng meek njàngale mi nag ki yor cëggalu guy gi daal dinay génn daal dinay wax waaye itam di dalal xelu waajur yi moom Mamadou Talla di ministre de l'éducation daañu ñëw ci palum njonganteeg njiitu réew ma ca diwaan bu centre Afrique observateur yu Union africaine nag daal dinañuy wax seen gis-gis sa yooyu la jongante li ñu xamle moom moo di lépp daal dinay jaar yoon ñu bëgg moom moo di kaaraange réew ma ñu gën ca taxaw daañu ñëw ci wàllu rétro ci international maanaam biti réew li ci xew ci atum 2020 bi daal dinay bëri bokk na ci palum njonganteeg njiitum réew mi ca diwaan bu États-Unis ci diggante Donald Trump ak itam Joe Biden yeneen itam kàddu yoo xamante ni boobaak léegi amoon na ca diwaan bu France ñeel caricature yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne rek Macron mi ngi woon ci biir buñ ci noppee itam daañu ci toftal li nga xam ne moom la yéen kaay xëy ni ki tey ji mbokk yi léegi ma dikk ñu faram fàccee. jërë ngeen jëf mbokk yi ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyu xibaar yi doore ko nañu ko junjee woon jàngoroy coronavirus boobu ak léegi limuk doomi aadama yi nga xam ne ñoom ñoo ci jot faatu ëpp nañ ñeenti téeméer ci ay doomi aadama ni ki démb itam lu tollook juróom-ñaar ci ay doomi aadama ñoom ñoo ci dëddu téeméer ak fanweer ak juróom-ñeenti cas positif la ñu am juróom-ñeent fukki ak juróom ci ñoom di ay cas communautaire ay doomi aadama yoo xamante ni am nañu ko te xamuñu rek fan lañu jëlee waame mi lu tollook itam juróom-ñeent fukk ak juróom ci aji tawat jamono yi nag daal dinañuy wér ci yooyu la jamono nag njiit bu réew bu Sénégal moom Macky Sall di sàkku ci askan wi ñu dëppook li nga xam ne moom la waa kër docteur daal di santaane ci jamono yi nga xam ne coronavirus daal dinay sonal réew bu Sénégal kaddu yooyu nag mi ngi ko yëkkati ginnaaw bi ñu doon daloog service wu yees yu maladie infectieuse ak itam tropicale bu hôpital Fann ngeen xam ne professeur Moussa Seydi moom moo ko jiite woon ñu teewlu ay kàddu njiitum réew mi. à la vigilance. di ñaax askanu Sénégal mu jëm ci ñu bàyyiwaat seen xel bu baax a baax ci mbas mi di lëmbe àdduna képp koo xamante ne dëppootuloo ak li ñu digle mu jëm ci ñàkk sa bopp rawatina ñàkk li la wër ci jàngoro ji wala sax ñi nga xam ne dañuy dem bay weddi ne jàngoro ji am na. lii laa leen bëgg a xamal bàyyi leen xel ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñàkk seen bakkan bàyyi leen xel itam ci ñi nga xam ne ñoom ñoo feebar tëdd ci lalu docteur yi bàyyi leen xel ci ñi nga xam ne wér nañu ba noppi wante ba léegi ñu ngi dese yenn sëkkeel ci maladie boobu képp koo xamante ne dëppoowuloo ak li ñu digle maa ngi lay xamal tey jii ne la yaa ngi ci danger ñi la wër itam yaa ngi leen di dugal ci danger kon na ñëpp bàyyi xel ci ñàkk sa bopp ñàkk itam li la wër ci mbas mi te ñiy dëppoo ak li ñuy digle. yenn ci ay barab yoo xamante ni dañ fay faral di amal wàllu njënd ak njaay nag ngir ay doomi aadama daal di dëppook li waa kër docteur santaane jamono yi nag jafe-jafe la waxatuñu nag li nga xam ne moom moo di soluk masque yi néew na ci ay doomi aadama yoo xamante ni ñu ngi fay dem te daal di dëppook lu ni mel fu ci mel ni marché bu Grand Yoff suñu ay ndaw demoon nañ fa ngir def ab taxaw seetlu Modou Fall ak Mohamed Sow Dieng. yenn mesures yoo xam te ne jël nañ ko ci yenn marché yu ñuy dem rawatina ci ñaareelu vague Covid 19 bi di mbas mi nga xamante ni mu ngi lëmbe réew mi fii ci marché Grand Yoff jamono ji kon désinfecté wuñu ba noppi tëjuñu li nga xamante ni
moo di marché yi. loolu moom daawoon nañ ko def ci première vague bi quoi mais deuxième vague bi moom loolu amagul quoi. dëgg la bu njëkk bi moo gënoon tar tëjoon nañ marché bi metti woon na trop xam naa moo tax état bi xaw a comprendre ñenn ñu xaw ñu bàyyil marché bi quoi. waaw désinfecté bi moom daan nañ ko wax mais sama classe ki gisuñu ko xëy na ñeneen gis ko. defuñu fi dara gisuma luñ fi def li amoon ci première ba sax moo tane li amoon ci première bi moo tane mais bii yoon nii gisuma luñ ñu defoon. waaye commerçant yi ñu ngi dalal xel yi nee nañ ñoom seen kéem kattan la ñuy def rek ngir respecter li nga xam te ni moo di mesure barrière yi. gars yi bu ñu xëyee ñu ngi ci masque yi dañ koy solo gisoo jigéen boo gis mu ngi solo masque waaye moom ñu ngi si quoi. ñu ngi def mesure barrière yi quoi ñu ngi si quoi respecté nañ ko bu baax. masque yi ñu wax di raxasoo eau de Javel ñun suñu eau de Javel ni ñu xooj. waa mairie bi nangu nañ ni tëjuñu marché yi ba noppi amaluñu li nga xam te ni moo di désinfecté lii di bërëb ba. waaye ñoom jamono ji la ñu jàpp rek moo di sensibilisation bi mucc na ayib. bu ñu waxee dëgg rek ci deuxième vague bi respecté wuñu ko mais ñu ngi envisager xool ak service d'hygiène ñu organiser wu pour ñun ñu accompagner parce que service d'hygiène ñu accompagner ci première vague bi ñuy jàppale ba ñu koy def maintenant defaguñu ko donc li des mooy jéem a xool ak service d'hygiène ñu organiser wu pour def ko parce que def ko mooy njëriñu waa Grand Yoff mooy njëriñu képp ku nekk day dugg ci marché. ak ñaareelu vague coronavirus bi risques yi foo ko natt wees na ko ci yenn bërëbu daje yi ba war naa tax mboolem matuwaay ñu war koo jël. jërëjëf Modou Fall cant ak ngërëm ñaan la mbokk yi maa ngi leen ko doon junjoo sànq bi ñuy door yi la jotaayu xibaar kuréel wi nga xam ne moom moo ëmb étudiants yi nekk ca faculté wu médecine pharmacie ak itam d'odontologie nag ñoom ñi le jamono yi nag fas yéene no banque seen ay yoxo lànk nañ ne du ñu delluwaat ci amphi yi sëgëm nag fajuñu seen ak ndaataangoo yi nga xam ne jamono yi feebar ba tëdd la def ñuy sàkku rek boobaak léegi ñu daal di amal ay koppar yoo xamante ni dañ ko yóbbu ci réew bu tugal maanaam français ngir daal di ko fay faj waaye itam étudiants yooyee di ñaawlu tekkaaral wi nga xam ne gouvernement bu Sénégal daal dina koy def ci wàll wi ñu teewlu Mohamed Kébé moom mooy seen njiit moo nekkoon ganuk info du matin bi mu ca noppee séq na ab waxtaan ak Mame Biram Diouf. boobu ba léegi ñu nekk ci mobilisation yi pour mën a résoudre problème boobu noonu mais dañoo seetlu ne malgré engagement population sénégalaise bi yëpp boo xamante ni dañoo contribuer ci seeni maigre moyens pour apporter ñu ba tey jii ñu mën a mobiliser une somme de 40 millions dañoo seetlu ne autorités yi seen taxawaay daf ci sooxe parce que ba fi may waxee ni yow yenn autorités yi nga xamante ni ñoo réagir ils l'ont fait de manière molle maanaam li nga xamante ni moom lañ doon xaar ci ñoom liñ ci def dafa tuuti trop ñu ngi la ñuy soññ nag di leen ñaax ñu ressaisir ñu jël question bi xam ne c'est une urgence absolue te ñun aussi fu xeex bi war a yegg dinañ fa yegg pour ñu mën leen amener ci logique boobu noonu ñu mën ñu jàppale ñu mën a évacuer camarade bi pour que mu mën a dem France subir traitement bi comme ni mu waree. autorité yi ñan la. waaw autorité yi may wax déjà damay wax ci autorité ministère de la santé parce que bi muy feebar mu ngi woon Saraya stage rural day impliqué ministère de la santé même si on est toujours étudiant su may wax aussi damay wax ministère de l'enseignement supérieur moom moo yor njàng moo kawe mi damay wax autorité di kudd wax autorité yi nga xamante ni ñooy autorité fac médecine wax autorité rectorale yi yilif université yëpp ñooñu ñëpp dama jàpp ni ñoom dañoo war a taxaw comme population bi ni mu ko defee am taxawaay bu dëgër pour mën ñu jàppale comme ni mu waree pour que ñu mën a évacuer suñu camarade bi France mu mën a faju ñëwaat continuer li nga xamante ni moom loolu rek la bëgg mooy di faj ay xale di participer ci développement réew mi nga xamante ni moom leen bokk ñun ñëpp muy Sénégal. muy Sénégal ci yële jamono nag xam ngeen ne réew mi jàngoroy mbas mi bi mu fi ñëwee lu bëri dafa tagga témbe ba tax itam ay waajuru ndongo yu bëri nag bi l'école bi ubbee pare wuñu rek ngir daal di jënd seen i ay fourniture njaboot ni mu waree wala bokk seen ak gafaga moom moo ko matewul ba tax ca diwaan bu Sédhiou nag UNICEF daal di génnee ay koppar yu takko ngir daal di jàppale ñi nga xam ne ay waajuru ndongo la ñu teewlu Lamine Silla moom mooy secrétaire général bu IA bu Sédhiou bu Bakary Konté ngeen baal ma ak Xali Jàmme ñoom ñoo tàttaan ay kàddoom. UNICEF dafa financer suñu école yi si kit scolaire mooy ay cahier ay bic matériel géométrique crayon noir valeur fukki millions ak juróom-ñaar la ñu injecté si cahier yi ak matériel scolaire. balaa boobu joxoon nañu déjà valeur ñaari fukki millions ak ñeent si lu ñuy wax protocole sanitaire maanaam ay lave-mains ay gel
après amoon nañu financement ñaari fukki millions ak juróom-ñeent si am na classe yoo xam ne jànguñu depuis mars ñooñu dañ leen defal ay livres yooyu dañ ko démultiplier jox ko xale yi donc état yi rek jot nañu 10 millions pour peinture école élémentaire yi rafetal école yi lu ñu wax tubaab yi wax embellissement tey nag ñu jot matériel bi yoo xam ne école yi lañ koy jox ndongo daara bu nekk mun na si am 4 cahiers parce que dañu effectif yi lañ leen jox am na ay crayon am na ay bic am na njumtukaay yoo xam ne mun nañu yaakaar ne xale yi bu ñu ko jotee njàng bi na dem si kanam si région Sédhiou. ginnaaw Sédhiou Sine Ngayeen mbokk yi sa département bu Nioro la nekk région bu Kaolack foofee nag ndaw ya nga xam ne ñoom ñoo fa yeewoo ñoom ñoo manko doon wenn say daal di amal ab poste de santé bañ ca noppee itam daal di jënd ab ambulance ngir rek lépp lu soxal wàllu paj mi du amati benn jafe-jafe naka noonu itam ñuy ñaalu bu baax a baax ñàkk jox gëdd bi nga xam ne jox nañ leen ko ñu teelu reportage bu Omar Ndiaye ak Boubacar Fall bopp. mu bokk ci dëkk yi ñu classé ci patrimoine mondial de l'UNESCO ndax dëkk ba dafa am bërëb boo xam ne am na ay ponk li doj yoo xam ne ci atum mag ñi njëkk yi la fi nekkoon te ñu yatt ko yatt bu jekk ba sax benn bu ci nekk ëpp na benn tonne waaye Sine Ngayeen de su moyee loolu tur wa rek moo fa nekk. dëkk boo xam ne lu ma ëpp 5000 personnes ñu ngi fi yeewoo kon dëkk bu mag la te yaakaar naa Sine Ngayeen boo xoolee patrimoine bi nga xam ne mooy moo nekk Sénégal mooy patrimoine mondial bi muy xëy yi ñu demoon léegi nii. mu ngi fi te yaakaar naa patrimoine mondial fi mu nekk nag wax dëgg yàlla bu électricité war nañ ko mën a am bu ñu mën la am yoon te ñu am électricité bu nga xam ne tey ji boo xool dëkk bi lu bëri dafa tëju taa bi léegi am na garab yu bëri mënoo ko fi denc ndax ay salaire lañ yor salaire bu sedd bi ñëwee day wàcc ne courant bi ñëw na ba Loyenne 3 kilomètres à Sine presque Kër Bakary même chose noonu léegi ñun ñëpp dëkk yëpp am nañ courant ba mu des Sine Ngayeen te yaakaar naa moo waral jamono ji ndaw yi jug takkaayu jënd benn ambulance tabax tamit hôpital ba ngir walloo ko waa dëkk ba. wax dimbale suñu gox bi ñu dajale suñuy dërëm suñuy ñaar dërëm ba defar suñu hôpital ba pare jënd benn ambulance di ko inauguré et Sine Ngayeen bi yaakaar naa ne jàmbaar lañ ku xool liñ def nii wax dëgg yàlla dañuy neex a dimbale. tax na maire commune bu Ngayeen Sabax Goumba Gueye di sàkku nag ci nguur gi mu gestu leen. taxawaayu international la waram parce que bu ñu wax civilisation noire fu noir juddoo fu mu màggee nu meloon Sine Ngayeen lay ñëw xool ko kon tey même bu fi nit nekkuloon si di nekk fi sax dafa war a am tali bu jaar Sine Ngayeen dafa war a am courant bu leeral fépp ba ëllëg non seulement ñi fa dëkk man fi épanouir mais gan ñuy ñëw di seet si maanaam man fi épanouir mais tey gan dañuy jookoo Europe jookoo fu nekk ñëw bu ñëwee ci xeer yi Sine Ngayeen yi duñ am sax ndox maanaam ndox mi sedd muñ naan c'est pas normal. ndaw yi nag ab bis la ñu amaloon doon jébbal caabi ambulance bi docteur ba ak yeneen jumtukaay di xaar nag nguur gi yëngu. éducation sexuelle mbokk yi booba ak léegi ci suñu jotaayu xibaar yi yéen a ngi dégg ci coow li nga xam ne moom moo fi am booba ak léegi ñu bëgg dugal ab module ci li nga xam ne moom moo di programme bi ñeel njàng meek njàngale mi jëwriñ ji nga xam ne nag moom lañ dénk wàll wi mi ngi dalal xelu woy jur yi naka noonu itam muy xamle rek ne lu nu mel du ca dalee moom Mamadou Talla siq na ab waxtaan ak Cheikh Anta Diop ak Seylatir. amul benn réforme bi ñu envisagé tey. lu dem ci wàllu éducation au niveau du ministère de l'éducation nationale surtout ci domaine bi ñuy wax ne nag boobu ay éducation sexuelle ou leneen loolu amul maintenant li am mooy que projet amoon na fi benn projet bu fa nekkoon depuis 2018 et en ce moment sama prédécesseur mooy le ministre Serigne Mbaye Thiam nee leen que li ñun on est différent loolu du fi am maintenant li ñu nangu woon def depuis 2018 moom la ñu doon def bilan temps yi fale ci Mbour projet boobu 2021 bii lay jeex loolu rek moo am mais ñun li ñu def ci matière bu ñuy wax ne SVT sciences vie de la terre matière bu ñu def économie familiale et sociale ak également suñu division bu ñu am moo xam ne moom mooy toppatoo mooy DSMS ñoom li ñu def rek ci éducation mooy ci information ci wàllu santé de la reproduction foofu la yem amul leneen lu bees amuñu beneen modèle bu bees amul benn changement Sénégal dafa am ay réalité dañu am suñu culture dañu am suñu cosaan dañu am suñu religion donc ñun ñooy définir lan la ñu war a def comme éducation ci suñu réew.
lu ni mel sax ay wayjuru ndongo daal nañ ci yëy yàbbi waaye itam ay gis-gis yoo xamante ni nag wute na ci loolee nga xam ne UNESCO moom moo ko daal di proposé suñu ay ndaw Maimouna Ndiaye ak Thierno Laurent Mendy doxantu woon nañ ba dajeek yooyu la wayjur ñu seetaan reportage. muy ab xibaar boo xam ni biñ ci jotee ba léegi mi ngi def bruit bu rëy. éducation à la sexualité xale yi ñu leen koy jàngal ba ñuy doon tout tànk proposition bi bàyyeekoo ci UNESCO waajuru ndongo bi gisu ci lu ñaaw. waxtaanee sa doom mbirum sexualité man loolu gisuma ci dara ndax kat boo ko deful mbedd mi moo koy jàngal ndax kat am na ñoo xam ni seen at féete na kaw wante xel wi mu ñaaw rek lañu am ci xale loolu moo war a tax pour man mu war a nekk lu jaadu xool rek ci sama doom ci misaal rek laay wax bi muy def C1 boobu lañ ko doon jàngal programme lu aaju ci sida te sida kat man dama xalaat ni loolu ngir nga jàng ko foog nga xam as tuut ci sexualité. borom kër bi moom it nee na loolu ngir mu am faaw ñu tàggat ndongo yi gën a préparer ñi nga xam ni ñoom ñoo leen di jàngal itam. dañu bëggoon profiter ci texte bi rek profiter ci gars yi comme ça après ñu dugal ko directement et je pense que foofu la ñu defee erreur parce que buñ ko teel a wax ne que voilà lii la ñu bëgg a def lii lañu nan mooy seen xalaat gars yi dinañ xam lu ñu ko waxtaanee ak ñoom. je pense que war nañ ci wax parce que boo ko waxulee xale yi dinañ dem jàng ko feneen te fu ñu ko war a jàngee moom foofu moom fu bon la parce que ci ay cinéma ay film porno ay série yoo kenn xamul foofu lañ ko war a xamee daal te loolu baaxul donc je pense que le minimum mooy nga waxtaan ak sa xale te waxtaan ak sa doom au moins boo waxee ak moom ñoo ni nga xam lan nga koy expliquer tu vois mais je pense que dans tous les cas moo gën que ñu dem jàng ko feneen daal. monsieur Sonko moom gisee wu ni. d'accord ma si bëccëg d'accord ma si guddi waaw mooy daanaka li mënuloon li amuloon bu njëkk te ñun ñu jaar école defuñu ko pourquoi ñu koy def la suñuy doom te ñun xam nañu ñun c'est que nous fu ñu jaar xam nañ ko on a reçu une très bonne éducation ba tey jii nous sommes devenus ce que nous sommes bon donc pourquoi ñun ñuy accepter li ñuy imposer pourquoi ñuy imposer ñuy nangu pourquoi ñun mënuñu xalaatal suñu bopp ay affaires yu ñaaw rek la ñu indil ay sexualité ak ay mode ak ay détails yoo xam ne yi ça nous intéresse pas du tout. module bu bees boobu bàyyeekoo ca waa UNESCO fi mu toll nii ñu bari ñi ngi wax seen xalaat ci mbir mi boo demee ci syndicat d'enseignants yi foofu nee nañu war naa gën a leer ndax kat lii raam ca ñag ba la jëm. Maimouna mu mel ni leer na ba pare ndax itam ki yor cëggalu guy gi daal dina yëkkati ay kàddu ne lu ni mel du ci dale ba tax itam muy rek dalal xelu waajur yi ñu wax ci leneen mbokk yi ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkkee ca commune bu Dingiraay li ñu xamle moom moo di lott nañ ngir rek dund jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy dund jamono yi ndax itam ñàkkum courant ak yeneen yu ni xeetoo lañ lànk ba tëdd ca ñag ba di sàkku itam ci nguur bu Sénégal mu daal di leen di gëstu diwaan bu Kolda Abdoulaye Diallo. Les populations des 75 villages de la commune de Dingiraay dans le département de Médina Yoro Foulah réclament de meilleures conditions de vie. Au poste de santé, oui, au poste de santé, il n'y a pas d'échographe, il n'y a pas de pharmacie digne de ce nom et en tout cas encore moins une ambulance. Parfois, il y a des gens qui décèdent même dans ces situations désastreuses que nous regrettons et malheureusement nous n'avons pas les moyens nécessaires pour lutter contre cela. Le collège de la commune, c'est un collège créé il y a de cela plus de 10 ans, mais jusqu'à présent, il vit dans des abris provisoires qu'on peut considérer même comme étant des abris définitifs. Dans toute la commune, il n'y a qu'un seul collège. Il n'y a pas de lycée, il n'y a rien. Ici à Dingiraay, où vraiment il n'y a même pas d'électricité, personne ne peut faire ici sa petite entreprise, que ce soit des soudeurs métalliques, mais aussi au niveau de l'éducation où aujourd'hui les nouvelles technologies sont tellement développées, malheureusement nous on ne peut pas en bénéficier. Des fois même les étudiants pour s'inscrire à l'ENO, ils sont obligés d'aller au chef-lieu du département, à Médina Yoro Foulah. Et ça vraiment c'est des situations que nous déplorons. C'est vrai, chaque étudiant, chaque élève peut se débrouiller pour acheter son ordinateur, mais s'il n'a pas où charger, ça pose problème. Donc là déjà, ça retarde en tout cas même le développement de la commune de Dingiraay. Donc c'est ça qui fait que ici il est très rare de voir quelqu'un qui essaie vraiment de se lancer dans
ñu jégalu mbokk yi ci kàdduk tubaab yooyu nga xam ne kooku mi ngi koy yëkkati ci boobule reportage ñu wax ci leneen beneen coow woo xamante ni fan yële ñu génn boobu ak léegi yéen a ngi ko doon dégg di coowal mbëbës ña dëkkee ca Malika nag bëggoon ñu daal di toxal lu ni mel waaye itam fa lay des ndax itam ginnaaw ab taxaw seetlu ñu def ci wàllu alam gi ak itam dundunu askan wi loolee la ñu daal di biral ci aw xibaar ñu teewlu reportage bu Salif Sow ak Asmalik Diop. mouvement boobule ba léegi bàyyeegut waaye soppi na doxalin na léegi waxatul na fa mbëbës jóge nee na mbëbës toog waaye njariñ la fay tóor nañ bokk si ñoom sa ña koy jëfandikoo. ñun mënatuñu woon a dëkk ak mbëbës nii mu mel moom moo tax ñu defoon cri benn yuuxu dox ay ñaxtu am benn concept nag bu ñuy demee parce que toujours dañ koy wax ñun mbëbës dafa doy lañ tudd te dafa doy lañu esprit la nuisance yi ak impact yu bon yi nga xamante ni mbëbës mi ngi koy jural lañ bëgg mu jeex moom moo tax vraiment bi Abdou Karim Fofana ñëwee jël ay engagement ne dina def ay mesures d'urgence ñu ànd ceeg moom mesures d'urgence yooyu tey am na ay jéego yi nga xamante ni mi ngi am léegi am leneen li nga xamante ni da cee bees li ci bees mooy lan am na benn projet bu ñu naan Promogep bi nga xamante ni dañuy ñëw defaraat décharge yi mbëbës vraiment mu doon norme yu baax a baax loolu mu doon li nga xamante ni vraiment dañ koy saluer. mbëbës dafa doy kon léegi nee na dugal na loxoom ci xeex bi ba léegi waaye ci beneen fem bokk na ci ñoom li ñuy xaar li ñuy wax installation unité de tri ak unité de compostage nga xamante ni mbali mi dañ koy jël jëfandikoo ko bu mën koo yóbbu ci yeneen yëf yoo xamante ni dina amal askan wi njariñ te lépp dëppoo ko norme environnement bañ a yàq maanaam alam gi. am na tamit yeneen dogal yoo xamante ni yu jemp la gaa ñi nee ñu dinañ ko jël fi léegi ñuy démarrer travaux yi maanaam liggéey bi ñu takk ko ci juróom-ñaari weer ci kanam. xale yi ak ñi nga xam ne wéruñu ak jigéen ñi nekk ci biir décharge bi nañ leen fa génne ndax ñooñu seen place nekkul ci biir décharge bi beneen bi ñu ne structure sanitaire yi nga xam ne ñoo nekk ci gox bi bëggoon nañ ñu jàppale leen. et tamit bu ñu amee initiative communautaire yu ñuy def tamit ñu jàppale waat leen ci ñeenteel pàcc bi mooy li nga xam ne mooy saxaar si nga xam ne moo jóg fii ci décharge ak insécurité bi bëggoon nañ ñu jàppale leen ci donc forum bi moo ngi entré ci benn ci pàccu mesure d'urgence yooyu bi nga xam ne mooy appui aux initiatives. am na poste de police bi fi nekk dinañ ci jublu ba mu gën a kii ba nga xam ne dañ ci liggéey ak commissariat bi mu fonctionnel lu mu gën a gaaw centre d'accueil ak retrait des enfants surtout. gëstu bi nga xamante ni moom la ñu war a def ngir yey askan wi balaa liggéey bee door def nañ ko ba won ko askan wi nga xamante ni mu ngi dëkkeek bërëb bi ñuy denc sunu ndakaaru yépp bërëb bi la di mbëbës ëppal na 100 hectares juróom fukki at a ngi ni gaañu di dund ak moom ak i jafe-jafeem. jërëjëf Salif cant ak ngërëm ñal la ñu wax ci leneen mbokk yi loo xamante ni nag ñu ngi leen koy jagleel boobaak léegi si suñu ay xibaar di rétro ni ki tey ji nag daañu def ab taxaw seetlu ca biti réew xam ngeen ne li fi jot a xew ci atum 2020 bari na bokk na ci palum njonganteek njiitum réew mi ca diwaan bu États-Unis bi doxoon ci diggante Donald Trump ak itam Joe Biden ak itam kaddu yi nga xam ne yëkkati woon nañu ko te mu jur coow ci jullituk àdduna bi yëpp nag di caricature bi nga xam ne defoon nañu ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak yeneen yoo xamante ni daal dinay xeetoo di ngeen ko gis ci tënk li nga xam ne Modou Fall def na ko. atum 2020 door ak naqar basketteur bu mag di Kobe Bryant ànd ak doom bu jigéen faatu ci ab accident bu hélicoptère ca Los Angeles ci ñaar fan ak juróom-benn ci weeru janvier crash boobu lay juróom-ñeenti doomu aadama faatu ci NBA am naqar Amérique ci boppam. ñàkk ki nga xamante ni moom lañ duppee woon Black Mamba adduna bi yëpp daal di koy delloo njukkal moom Kobe Bryant gannaaw nag faatoom Kobe Bryant Amérique ba tey ñu nemmeeku ci atum 2020 bi ab nit bu ñuul buy wuyoo ci turub George Floyd bu ñu faat ay policiers def lu ñu mel gannaaw nag bañ ko doon teg yoxo rek te Derek Chauvin bokk ci ñaar fukk ak juróom ci weeru mai ca Minneapolis ca Minnesota moom lañ ko doon tuumaal George Floyd mañ fekk ci otoom ñu ne nag kon dafa joxe rek li nga xam te ni moo di faux billet ci ab épicerie ba épicerie bi wootee nag ñaari policiers yi teew George Floyd moomee mujj faatu ci suufu wóomu ki nga xamante ni moo di policier bi ñu naan Chauvin mu nekk nag ab faatu goo xamante ni yëngal na àdduna ndax ay manifesté yu métti amoon na ca mbooleem dëkk yu Amérique waaye àdduna bi yëpp ñaawlu bi la attitude bu raciste mu am nag ab mouvement bu ci juddoo ñu duppee woon ko Black Lives Matter mu am nag jeneen drame boo xamante ni lëmbee na àdduna bi mu nekkoon explosion ba ñu nemmeeku ca Beyrouth foofee ñaari explosion yu amoon ñeenti fan ci weeru août ca Beyrouth ci lu tolloog ñaari junni ak juróom ñaari téeméeri tonnes ci nitrate d'amonium kalaate foofay quartier yu bëri ñu mujj leen ñàkk
ab wil koo xamante ni explosion boobee da koo yàq explosion boobee lu mu indi nag tollu woon ci ñaari téeméeru doomu aadama yu ñàkk seen bakken juróom-benn junni yu ci am ay gaañu-gaañu juróom-ñaari junni njaboot yu mujj dëkk ci mbedd yi ndax ñàkk seen kër ci boobule explosion. atum 2020 ba tey ñu jàpp ci États-Unis nag daal di tabb ñeent fukkeel ak juróom-benneelu président am muy wuyoo Joe Biden jàll Donald Trump daal di nërmelu Biden ci lu tollook ñetti téeméer ak juróom-benn yu grand électeur ñoo ko wateel ñoom ñoo wate ci États-Unis ñu ngi toll nag ci juróom-ñetti fukk ak benn million ci doomu aadama Joe Biden doon président bu ñu fal ci fal gu gën ci histoire u États-Unis Trump nag moom la mu am rek ci waa toll ci ñaari téeméer ak fanweer ak ñaar ci ay grand électeur waaye Biden moom nag mujjantal gi juróomi téeméer ak fanweer ak juróom-ñetti grand électeur ñoo ko wateel atum 2020 bi ñu jàpp itam jullit yi mer lool bu futtu ndax ay images yoo xamante ni dañoo caricaturé yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te Charlie Hebdo def ko loolee waral sax ab professeur bu ñuy wuyoo ci turu Samuel Paty ñàkk ci ab bakkanam mu fekk moom ay militants islamistes lañ jàpp ni ñoo ko décapité. président Emmanuel Macron wax ju rëy ja tax ba jullit yëpp ci àdduna bi mujjoon mer ay millions yi doomu aadama ñoo doon défilé ci mbedd yi nga xam te ni Inde la Turquie France ak mboolem ville boo xam te ni jullit mu ngi fa doon yeewoo. Modou Fall leneen lu xew ci atum 2020 mu di jàngoroy coronavirus wi nga xam ne ganesi na àdduna wërngal këpp jamono yi nag dëkk wu nekk jotees na si nag ay lim ci ay doomi aadama daal di ci dëddu lim bi nag bari na boo xoolee dëkk wu nekk am na ñoo xamante ni nag jot nañ cee faatu Thierno Fall dikkaat na ci tënk li ñu seetaan. jàngoroy coronavirus ma nga juddoo ci dëkk bu naan Wuhan ci réewum Chine ci diggante novembre ak décembre 2019 moom nag ak feeñam foofe ci réew ma autorité chinoise ya ak organisation mondiale de la santé ñi ngi ko biral ci juróom-ñeenti fan ci weeru janvier ci atum 2020 ci njàlbéen nag ñu ko tudde woon 2019 nCoV ginnaaw gi nag ñu duppee ko SARS-CoV-2 muy ab virus bu bees bu nga xamee ne rek moo jur jàngoro ji nga xamee ni si mooy Covid-19 di jàpp lii di xëtër ginnaaw jaloore yi nga xamee ni si def na ko foofee ci réewum Chine ci janvier février ci la tàmbali nag di law jëm fépp ci àdduna bi tàmbale ci ñaar fukki fan ak ñaar jàpp ñaar fukki fan ak ñett ci weeru février 2020 ci noonu mu daal di tàmbali feeñ foofee ci Corée du Sud ca Japon Singapour waaye itam tàmbali am foofee ca Iran ak Italie fukki fan ci weeru mars atum 2020 mbooleem réew yi nga xamee ne ñoo bokk ci Union européenne ñoom ñëpp jàngoroy Covid-19 law na ba yegg fa. ginnaaw Chine continentale ak Italie ci àdduna bi lu toll ci 400 ak juróom-ñett fukki doomu aadama faatu nañ ci gannaaw lawtan gu gaaw gi nga xamee ni rek seetlu nañ ko ci jàngoro ji nga xamee ni daanaka ci réew yu bari ci àdduna bi tëral na fa ay doomu aadama fu ci mel ne Iran nga xamee ni lu toll ci juróom-ñetti junni doomu aadama daal dina leen di tëral ak juróom-benn téeméer yu nga xamee ni rek faat na leen foofee ci réewum Espagne mu tëral fa lu toll ci junni ak juróom-benn téeméeri doomu aadama ak fanweer ak ñett yu nga xamee ni faat na leen jamono jooju tamit ci la ñu am benn doomu aadama bu faatu foofee ca Maroc ak fu ci mel ne Liban am itam doomu aadama bu jëkk bi nga xamee ni am na jàngoro ji foofee ca République démocratique bu Congo ca Burkina Faso Panama ak ca Mongolie fukki fan ak ñett ci weeru avril France daal di yokk confinement ba altine fukki fan ak benn ci weeru mai nga xamee ni rek ci la ñu tàmbali di génn ndànk-ndànk ci confinement ba waaye nag jamono yooyu ca njeexantalu weer wa foofee ca États-Unis am nañ lu toll ci téeméeri junni doomu aadama rek yu nga xamee ni rek faatu nañ ci lii di jàngoro yi coronavirus ci njalbeenu weeru juin nga xamee ni jàngoro ji mi ngi wéy di wàññeeku fu ci mel ne Asie ak Europe ca réewum Amérique du Sud lañ fa nemmeeku woon moo di jàngoro ji dafa gën a tar wàllante ba di gën a yokk bu baax a baax ci région yu bëri Covid-19 ci njabootu coronavirus ki mu bokk tax na ba borom xam-xam yu bëri jàpp ni ci jamonoy tàngoor wàllante bi day wàññeeku waaye nag bile SARS-CoV-2 dafa mel ni ki nag ki jamonoy tàngoor du ko teree di wàllante loolu nag li koy dëggal mooy ci été 2020 bi foofee ca hémisphère nord gis nañ ni virus ba ma nga doon wéy di fa circuler
leneen li nga xamee ni gis nañ ko ci jàngoro ji nag mooy bi été bi jeexee daal di nañuy am deuxième vague bi nga xamee ni rek moom la borom xam-xam yu bëri doon njort ca hémisphère nord rawatina fu ci mel ne réewu Europe yi ak itam ci réewum États-Unis ginnaaw àdduna wërngal këpp fii ci tundu Afrique bokk na ci loo xamante ni xew-xew la ci atum 2020 di élection présidentielle yi nga xam ne jot nañ ko amal ci yenn ci ay réew ci Afrique yenn saay naam dina dal yenn saay itam am na ay xeetu xoxotal yoo xamante ni rek daal nañ koy nemmeeku ñu teewlu tënk li ak Ibrahima Jabaxate ci atum 2020 bii di waaj a jeex ni nemmeeku nañu ay jafe-jafe yi bëri ci wàllum politique ci continent africain bi coppite yi dirigeant africain yi bëri amaloon indi na ay gàllankoor ci démocratie bi bu baax a baax rawatina nag ci Guinée Conakry jongante yi fa amoon ci diggante Alpha Condé président sortant ak kii di principal opposant Cellou Dalein Diallo indi na xiiro ak ŋaayoo ba répression yi jur ay yi bëri ba ay nit jot a ñàkk seen bakkan fale ci centre Afrique bi nga xam ne guerre civile bi mu ngi gën di wéy élection présidentielle am ci 27 décembre bi mun na indi ay violence yi réewum bi nga xam ne li ëpp ci xaaj bi mu ngi ca loxo Samba Boy ginnaaw bi ñu ko écarté ci jongante yi présidentielles yi kii di François Bozizé yëkkati na kàddoom jëmale ko ci opposition pour ñu booloo pour gagner président sortant bi Faustin Archange Touadéra te mu nekkaat candidat fale ci réewum Burundi moom juróom ataa ngi nii ñu ngi ci ay jafe-jafe politique bu ànd ak buntu xatal bu métti opposant yi moo waral sax li tolloo ci 25,000 personnes jot nañu daw réew mi wutali feneen jafe-jafe yooyu ci politique bi laal na tamit koom-koom réew mi ba mu nekk sujet bu ñu ràññi ci campagne électorale bi feebar mbas mi bu law bu baax ci réew mi taxul ba ñu dàq élection yi kii di Pierre Nkurunziza te mu nekk ci pouvoir bi depuis plus de 15 ans fas yéenul bokkaat ci jongante yi ndax bëgg na bàyyi lenge yi kii di dauphin bi Évariste Ndayishimiye ki nga xam ne moo mujjee gagné élection yi ci premier tour bi ak 68% ci suffrage yi li waroon a mën am su fekkente ne kii di Pierre Nkurunziza génnul àdduna ci 8 juin bi ñu weesu ni passation service bi naroon na jaar yoon ci pouvoir démocratique bi depuis bi réew mi amee indépendance am ba léegi malgré ñàkkum karange gi Burkina Faso xaw na wone li mel ni misal démocratie bu xaw a tane biñ ko tabaatee ci premier tour bi kii di Roch Marc Christian Kaboré tàllal na loxoom opposition bi nga xam ne ñoo doon contester résultat yi waaye ànd nañu ci état de droit bi fa am ci Côte d'Ivoire boycott opposition bi taxul ñu tabaat ñetteelu yoon Alassane Ouattara comme président Côte d'Ivoire ginnaaw bi ñu d'accordul ci résultats yi opposants yëpp samp nañu benn kuréel conseil national de transition pour jiite Côte d'Ivoire ci 7 novembre 2020 ñi teg loxo kii di Pascal Affi-N'Guessan ñu koy tuumal complot contre état assassinat ak acte de terrorisme malgré tout conseil constitutionnel bi firndeel na résultat yi commission électorale bi fësal ñu teg ci ñaari fan waxeet Henri Konan Bédié bi ci régime transition bi ñu sampoon mu yëkkatiwaat kàddoom jamale ko ci dialogue national ivoirien yëpp juróom-ñeenti fan ginnaaw kaddu yooyu Alassane Ouattara prêté serment pour ñetteeli mandat am ci biir xumbute yi mu annoncé création benn ministère buy jubale ivoirien yëpp et en même temps mu wootewaat waxtaan ak opposition bi ci élection législative yi nar a am ci Ghana ginnaaw jongante yi tar Nana Akufo-Addo gagné élection yi ci premier tour bi waaye ci parlement bi kenn amu fa majorité ginnaaw contestation résultat yi opposition fas yéene na def appel fale ci Malawi yëngu-yëngu yu bëri ci réew mi tax na bu ñu anticiper élection présidentielle yi ñu organiser ko le 23 juin 2020 ci élection yooyu kii di Lazarus Chakwera gagné président sortant bi Peter Mutharika ñu jeexale fale ci Niger ci élection yi ñu waajal ni le 27 décembre 2020 li tolloo ci fanweer dossier de candidature le conseil constitutionnel validé ci ñeent fukk ak benn jot nañu rejeté li tolloo ci fukk ak benn dossier rawatina nag dossier bu Hama Amadou ndaxte dañ ko condamné ci benn atu kaso ci affaire trafic ay gune bi mu yaakaar ne xeex politique kese la. jërëjëf Ibrahima ca centre Afrique nag mu mel ni Union africaine daal dinay fësal la mu jot seetlu ca élection yi nga xam ne nag moom moo fa am li mu xamle moom moo di lépp daal dinay jaar yoon waaye tam taxaw na fend ci lépp lu soxal wàllu kaaraangey askan wax bëgg na ñu bàyyi ko xel télévision Futur Média di Saprera la fa yebal ñu teewlu tënk li mu def. ci seen jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi mission observateur bu Union africaine doon def xaymap campagne électorale bi ak élection yu 27 décembre bi passé Modibo Sidibé mi jiite observateur yi jàpp ne ci ëpp defee nañ ko ni ko code électoral bi bëggee. L'élection dans Bangui s'est bien déroulée dans la paix et la sécurité. Il a été conforme aux dispositions du code électoral
et aux standards internationaux pertinents dans les bureaux de vote observés par la mission. L'autorité nationale des élections, la MINUSCA, les autorités nationales, la société civile et les populations se sont bien mobilisés pour impulser ce sursaut qualitatif dans une conjoncture nationale complexe. ab élection bu jaar yoon teewul mu am ay rëq-rëq lu ci mel ni ay bureau de vote yu yéex ubbi fii ci Bangui Union africaine nag di woo candidat yi bëgg a def ay contestation ñu jaaree ko ci voie légale. Aux candidats et partis politiques, la mission leur commande d'être des acteurs permanents de la paix en évitant tout acte pouvant la compromettre. Elle recommande également de recourir aux voies constitutionnelles et légales pour des contestations éventuelles. dara nag waxuñu ko ci violence yi am ci biir réew mi waaye mission observateur bu Union africaine bokk na ci recommandation yi mu def ñu yokk kaaraange gi ci biir réew mi pour élection locale yi fi war a am. Dissa Preira ca centre Afrique mbokk yi ñu woyal xibaar yi toftal ci leneen ci loo xamante ni nag ponk la ci muy li ci yéen kaay yi ñu ànd ci ak Mamadou Mohamed Ndiaye. ngeen jëf ku am looy laam-laamee ci coronavirus bi na sam xel dem ci ñi ci faatu wala ñi nekk ci dëj ndax seeni mbokk faatu ci coronavirus bi kaddu yu président national yooyee moo nekk ci xët mu njëkk Soleil national journal bi nañu moom jiitu réew mi démb la ko wax ba muy daloo loko yu yeese ca service maladie infectieuse ci hôpital Fann ñii soofantal lii di wopp ji ak it ñiy danaagal ci mesure barrières yi ñooñee la doon waxal ba xamal leen ne képp ku ci def na nga xam ne yaa ngi def loo xamante ne ji mën nga caa sànk baa nga sànk ca say mbokk lëkkut jenañu wax ja neexul bi président de la république doon wax ci coronavirus bi gën di yokku ci réew mi raayul ay kàddoom nee na képp koo xam ne xool nga ci ñi ñàkk seen bakkan ci corona bi xool ñi ci ñàkk seen i mbokk ci corona bi xool ñi tëdd te mënuñoo jug ndax coronavirus bi war a xam ne corona lu am la ci réew mi président Macky Sall ne du fajkat yi rek maanaam corps médical bi ñoo mën a xeex mbas mi il faut que askan wi ku ci nekk ci ñoom da nga ciy dugal sa loxo ñu àndandoo xeex ko anki dina kay nañu président nee na nañu xool ci ñi ñàkk seen bakkan bu ñu bëggee xam ndax coronavirus bi lu am la am déet sour soi mel ku naan ñu non seulement lu am la waaye ni mu mel ci réew mi fan yi dafa jéggi dayo juróomi nit yu faatu ci corona moom la ñu dégg démb ci réew mi juróom-ñaar fukki cas ak juróom-ñett yu yees ak it fanweeri cas garaaw ak juróom-ñaar la si ne kay bind na ñi nga xam ne dara fere geñantewu leen ñooñee le président Macky Sall doon waxal démb tey l'observateur xëy nañu xamal ne guddi yi ñu toll réew mi ak ay njiitam ci xiini mi na guréy la ñu nekke mbas mi mi ngi fi bés bu yàlla sàkk cas yi di gën di yokk ñiy faatu di gën di bari xamuñu ba fi mu nekk nii ndax dañuy dellu ci mesures yu tar yi ñu fi tegoon ngir sowe bakkan yi wala ndax dañuy wéyal woyofal gi ñu nekkee ngir sowe koom-koomu réew mi école réew mi ak li ñu ne dañu faa bëgg a dugal njàngalem sëy ak baane la Sénégal nee nañu jëwriñ gi ñu dénk éducation nationale di Mamadou Talla tëj na débat ba xam le ne jàngale ci l'école yi mbiri góor ak jigéen ak mbirum góor jigéen bokkul ci lu ñuy nësër du tey du ëllëg Vox Populi nañu moom dolli na ci neen lu aju ci suñu réew di Sénégal dafa am nu mu tëddee dañu am suñuy réalité tënku ci diine te it ci loolee ca la ñuy dox Sud Quotidien nañu xalaatub dugal njàngalem saay-saay ci l'école yi ngir gone yi mën di ko jàng loolee bu dee amit du yomb ndax syndicat gi jaboote jàngalekat yi ci réew mi bañ nañu ko ba tëdd ca naaj wa takk nañu ba dëgër taxaw ne loolee du fi amee mukk ministre éducation nationale mel ni kuy dalal xel yi ci xët mu njëkk Sud Quotidien ma nga fay wax ne loolee xalaatuñu ko nasuñu ko nësaruñu ko nañu ko gas suul pétrole ndax dana ko teree xeeñ en tout cas libération mi ngi ñuy xibaar ne coowal Petro-Tim doyen des six suul na dossier ba démb ci la jël li ñu naan ci wàllu yoon ordonnance de non-lieu enquête bi ñu ci doon def ñeen ca jot a déglu la ñu waxoon ci audition ba lépp journal libération xëy nañu ko wax ginnaaw pétrole beeg rakki Macky Sall ji ñuy wax ci mbeddi Ndar yi ak gorob Macky Sall bi di Mansour Faye La Tribune nee nañu maire bu Ndar di Mansour Faye yéene ji mu amoon ngir jël avenue Charles de Gaulle ba ca Ndar soppi aw turam tuddee ko avenue président Macky Sall moom Macky Sall mi ñu ko bëgg a tuddee ku dégg waxam ja démb service maladie infectieuse xam ne àndul ci xàll wa ñu ko bëgg a tuddee ca Ndar am na leneen it loolu yéenekaay bii di Walf Quotidien nee nañu waxuñu ko ca dem ga président Macky Sall demoon démb ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru nee nañu bi mu nee jalan ci université ba étudiants yu ca bari ci seeni kaw chambre la ñu taxawoon doon ko yuuxu mbir mu doy waar l'observateur nee nañu moom lañ doon àtte démb ci tribunal flagrant délit bu Ndakaaru ñeenti élèves yuy def classe terminale ñoo yore ay vidéo yoo xamante ne ji kocc moo ko siiwaloon vidéo yooyu seen nas ndaw soo xam ne comptable la moo ko moom ca vidéo yooyu da caa sàgganu def ca jëf ju ñaaw gune yi jël vidéo yooyu wan ko ndaw si mu di comptable bi ba noppi jaare ca di ko rompatub xaalis ndaw si bi mu demee ba sonn ca santaas yéenekaay bi nee nañu ca la yóbbu yëf ya ca yoon. jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye cant ak ngërëm ñaanal la beneen ab Mamadou bu may seen ci beneen ab studio mu ànd ak Mairie Bay Mamadou Ndiaye maa ngi lay nuyu. ñoo ngi lay fay Cheikh Diop di nuyu téléspectateurs yi internautes yi boo jeexalee ñu ñëw tàmbale heure bu baax bi.
tey lan ngeen fas yéene waxtaanee lan moo ci gën a fës ak lan lañ mën a jàpp fii ak may jeexal. waaw ay xibaar yoo xam ne mi ngi jàll ci internet bi comme turu émission bi li xew ci biir internet bi démb ñëwoon nañ fekk ak internet yi ni ñu mobiliser woon jëw ci mbirum éducation yi nga xam ne war nañ ko jàngal suñu doom yi suñu ndaw yi. mu nekk lu yéeme ba démb mobilisation bu am solo bi nga xamante ne ñëwoon nañ ci internet yi def nañ ko résultat yi nga xam ne autorités yi jël nañ ci gis naa ni presse bi ñëw na ci tey dinañ ci ñëw. waaye tamit duñu fàttaliku loo xamante ne lu fën la ren mën nga ñu wax image bu la gën a marqué ci année bi wala ci mu nekk vidéo rek xam naa ni yow tamit nitu internet nga man du ma 2.0. non nitu du ma 2.0 may bàyyi mairie tontu ci. kon jeex na boo jeexalee ñu ñëw. jërëjëf Mamadou Ndiaye cant ak ngërëm ñeena la mbokk yi ñun itam file la ñuy jaar yëkkati jotaay bi dig daje ak rédaction bu télévision Futur Média ngoon incha allah si suñu yeneen jotaay yu xibaar lu mooy loolee itam ñu bàyyi leen ngeen wéy ak suñu ay programme jaa ngeen jëf.